altine juróom-benni fan ci weeri décembre ci atum 2021 mbokk téléspectateurs yi safote ànd ak ñun ci ITV yegg si leen ak jàmm ci seen émission La Totale ni mu leen ko waxee La Totale locale nekk seen daje bi xam ne moom lañ leen di amadal altine ba ajuma bés bu yàlla sàkku ñu dem ci benn gox waxtaanee la fay xew waaye itam candidat yi fa nekk ñëw andi seen xalaat ci nan la ñu war a yore seen gox googee lan moo fa nekk lu dox lu doxul liñ fa def ak liñ fa deful ñoom nan la ñu war a andee ay touche yu bees tey ji nag ñu am mbégte dalal ci plateau bi Arouna Gueye jóge ca Diamniadio ku ko wax le futur du Sénégal Diamniadio ku ko wax zone bi xam ne foofu la gouvernement bi war a taxaw léegi ñenn ñi sax ti wax ne Diamniadio capitale Sénégal gu ëllëg foofu la moom mu bokk ci ña fay xëccoo ci coalition wàllu Sénégal moom mi xam ne bokk na ci cadre yu parti démocratique sénégalais Arouna ñu nuyu la dalal ak jàmm bàyyi nga nuyu waa Sénégal nuyu waa àdduna nuyu waa Diamniadio. waaw salaamaaleykum monsieur Fall maa ngi kontaan di la nuyu di nuyu mboolem auditeur wu ITV di kontaan ñoom di ñaan yàlla émission bi yàlla na nekk émission bi gën ci émission yi di wax ne nga mayaale ñu occasion pour ñu wax sunu soxla au niveau de la commune de Diamniadio ñu ciy kontaan bu baax a baax d'abord may nuyu samay ñi nga xamee ne ñoom laa àndal muy la coalition wàllu Sénégal au niveau de Diamniadio et national et international. D'accord wàllu Sénégal ñu fàttali ne fii ci biir Ndakaaru ki xam ne moom lañ fi teg ngir mu xëccoo mairie bi di Doudou Wade moom mooy tête de liste fii ci ville de Dakar. Alors Arouna pour tàmbali Diamniadio ko da nga wax ne tout va bien. loolu la ñëpp ti wax nee nañ Diamniadio foofu la président teg bëtam Diamniadio foofu la sphère ministérielle bi nekk Diamniadio dafa bañ ba dañ leen fuutal sax ab délégation spéciale boo xam ne mën nañ jàpp ne lépp luy jëm développement de la mairie bi moom am na Diamniadio donc Fallou il fait un bon boulot le maire qui est en place donc. bon xam nga boo waxee Diamniadio rek. pratiquement bët yëpp day jublu Diamniadio mais ñun dañuy yaakaar ñun ñi nga xam ne ñun ñoo dëkk Diamniadio est-ce que gis nañu suñu bopp ci projet yooyu président di wax parce que bu ñu jëlee Diamniadio bi nga xamee ne moom mooy Diamniadio original bi ñu écarté ko def Diamniadio beneen Diamniadio bu bees Diamniadio boo xamee ne bi nga xamee ne ñi nga xamee ne ñoom ñoo sos Diamniadio bokkuñu ci Diamniadio boobu ça veut dire que ne bu ñu waxee ne dañu sos beneen Diamniadio boole wuñ ci jam parce que boo xoolee mën na la boole wuñ ci Diamniadio fi ñuy wax pôle urbain nga xamee ne foofu la ñu créer les infrastructures de l'État ñuy wax ne ay milliards lañ ci def mais profité wul Diamniadio ville bi nga xamee ne ñun fa lañ dëkk lu tax parce que li tax xaw ma ko parce que loolu gouvernement bi même ñun bañ nañ ko ba nga xamee ne ñun dañuy poser question est-ce que foofu noonu dina bokk ji ci Diamniadio parce que Diamniadio lañ ko woowee non Diamniadio lañ koy woowee mais tey boo defee les enquêtes da ngay xool ne côté boobu dañ ko dindi ci Diamniadio dañ ko réserver benn zone spéciale boo xamee ne xamuñu ndax ci commune Diamniadio lay bokk wala bokkul ci commune Diamniadio parce que boo xoolee ñu ngi wax ay milliards yu ñu fa def 100 milliards yu ñu def Diamniadio foofu noonu mais lan moo tax ñu bëgg a def Diamniadio bu bees ak bàyyi Diamniadio bi nga xamee ne moom mooy ancien Diamniadio mu nekk bidonville Diamniadio amul assainissement amul route amul pratiquement lépp luy infrastructure biir Diamniadio avec les maigres moyens de la commune de Diamniadio yi muy am peut-être dans le budget presque moins de 4 milliards bu muy am ci la koy doxale te bu boolee nag mu nekk benn gestion bu gabégique boo xamee ne du gestion bu baax def naa ne du Diamniadio boobu dañ pour rek la ñuy doon mais ñoom li ñu bëgg mooy ñu def Diamniadio ville boo xamee ne ville nouvelle ville mais ba pare ñu bàyyi Diamniadio ancien bi nga xamee ne moom moo fa nekkoon. mais on peut pas bâtir du neuf sur sans te bàyyi ci ginnaaw li xam ne moom moo fa nekk mooy traditionnel boobee peut-être que dafa amul entente mais lu tax yéen ngeen jàpp ne yéen ñi xam ne yéen a nekk ci Diamniadio en tant que tel maanaam li ñu mën a wax ne ville Diamniadio lii la circonscription bi fii la ba fii ngeen mën ne yéen gisu leen seen bopp ci liiti ville bu yees bi xam ne moom lañ fay def sphère beeg pôle urbain beeg yeneen yi xam ne ñu koy wax parc des technologies ak yeneen lan moo nekk seen problème foofee seen diggante yéen ñoom. non amuñu problème loolu xam nga état moom moo gérer pôle bi moo gérer Diamniadio. état moom moo gérer sa circonscription yi nekk ci Sénégal yëpp. état bi moom moo ko gérer. donc ñun li ñu bëggoon mooy ñoom bu ñëwee di defaraat Diamniadio ñu boole ñu ci gestion boobu noonu. ba nga xamee ne ëllëg si biir
lu ñu def fële ci nouvelle ville bi ñu def ko ci ancienne ville bi ba nga xamee ne ëllëg si biir dina parce que boo xoolee nawet bu jotee Diamniadio yow da dugg ci biir ci kaw tali bi ngay yem ñun ñi nga xamee dañuy xëy di liggéey Dakar dañuy yeew bu ñu yeewoo bu nawet jotee day nga ñaari dàll ngay yor da nga yore plastique yore say chaussures yoo xamee sa oto moom kenn waxaale wu ko mënoo koo dugal biir Diamniadio donc loolu bu fekkee dañu bëgg defar Diamniadio dañuy jëkki d'abord Diamniadio bi nga xamee ne moom mooy Diamniadio originel bi ñu doog a indi beneen Diamniadio ñu doog a defaraat beneen bien vrai que extension Diamniadio dafa war a am parce que ku wax Diamniadio wax infrastructure mais da ngay xool d'abord au niveau de biir Diamniadio bi nga xamee ne mooy originel bi amul stade amul sax cimetière yu doy sax amu fa donc boo xoolee ci 16000 habitants yi nga xamee ne ñoom ñoo nekk biir Diamniadio benn cimetière moom moo fa nekk donc man dama yaakaar ne ñoom bu ñu jógee pour redresser waat Diamniadio dañoo war a jël Diamniadio tout entière ñu boole ko ci gestion boobu jël maire bi dugal ko ci liggéey bi nga xamee ne moom la état bi liggéey ëllëg si biir ñoo am résultat mais bu ñu bëggee jël benn Diamniadio beneen bu bees jël ancien Diamniadio bi def ko bidonville jël bële def ko nouvelle ville donc ñun dañuy wax ne yëg gis ñu suñu bopp. Arouna Gueye nekk candidat bu mairie de Diamniadio ci mairie bu Diamniadio nekk ki fay teewal waa coalition wàllu Sénégal moom mooy suñu gan ci seen total local mu ñu àndil ay leeral ci Diamniadio foofee ni mbir yi di doxee ndax ñoom ñoo ngi cee gis seen bopp waaye itam lan la ñu yaakaar ne la ñu war a mën a def ci diggante Diamniadio ville comme ni mu ko waxee ak itam pôle urbain boobee xam ne moo ngi foofee si gox ba nan la ñu war a mën a liggéeyee ba waa dëkk ba mën cee gis seen bopp moom ban programme la leen andi ak yan projet la yaakaar ne su ko tegee ci gox ba ñëpp dinañ ci mën a jëriñoo ba Diamniadio dem ci émergence ni ko Sénégal ti wuute mbokk yi léegi-léegi ñu seetaan toute publicité laata ñu egg si ci xibaaru maraîchage ànd ci ak Baye Cheikh Sall dellu soit ci ak kanam incha allah ci ñaareelu pàcc ak mujjanteel bi ci seen total local. sant ko baax gërëm ko moom Cheikh Sall ak Seykou Seydi ci xibaar yi xam ne moom lañ leen andiloon ci marax gi mbokk yi ñu egg si ci ñaareelu pàcc seen total local ni ma leen ko xamalee gox yu ne la ñuy dem waaye tey ji ñu taamu ñaari ngox muy goxub Diamniadio plutôt ville du futur wala future capitale waaye itam Mbour itam dinañ ci waxtaanee Mbour nekk ab gox boo xam ne ci biir Sénégal ñëpp dañ koy bàyyi xel zone balnéaire bi mu doon koom-koom gi fa am marché yeeg suuf sa loolu nekk ay poñ yoo xam ne moom la ñu war a waxtaanee ci ñaareelu pàcc seen total local xam ne kii di Moustapha Gueye yegsi na Moustapha Gueye nekk candidat mairie bu Mbour ci parti bi ñuy woowee parti pour le développement du peuple sénégalais moom ak Arouna Gueye nekk candidat mairie bu Diamniadio ci coalition wàllu Sénégal ñoom ñaar ñoo nekk seen gan ci total tey jële Moustapha dañuy lay nuyu xam naa ne diggante Mbour ak Dakar moom xam nga yombul teel a yegg si surtout ak embouteillage yi ñu nuyu la bàyyi nga nuyu waa Mbour waaye itam wax ñu sa motivation lan moo tax Moustapha nga ni man Moustapha Gueye doon gone damay dugg ci jongante local yile wane ci sama bopp du ma jox keneen mu demal ma. asalaamaaleykum waa ITV maa ngi leen di nuyu ma remercier la ci invitation bi di profiter ci occasion bi di jégalu aussi tuuti ci retard bi ndax embouteillage bu am Dakar jéggi na dayoo. donc ñu remercier ti nuyu population Mbour yëpp. maa ngi profité ci occasion bi bala may tàmbali samay kàddu ma nuyu kilifa diine yi nuyu kilifa aada yi nuyu tamit sama famille muy famille El Hadj Ibou Gueye Sayer mu nuyu aussi famille Serigne Mansour Baro nuyu aussi sama coalition bi nga xam ne ci laa bokk te ñoo ma indi muy MPD liggéey nga xam ne ci barrière boobu laay dem donc lu ñu motiver rapidement mooy dañu seetlu ne politiciens yi nga xam ne ñoo nekk fii depuis 1960 muy ñi nga xam ne ñoo ñuy gouverner mooy ñi nga xam ne aussi ñoo nekk ci population Mbour ñu seetlu ko dañuy nekk di exploiter nit ñi pour seen intérêt crypto personnel di exploiter jeunesse bi di exploiter famille di exploiter population bi pour seen intérêt bopp. Exploiter c'est pas un trop gros mot. quand même. waaw donc waxal gestion mère. waaw donc je c'est pas un gros mot. parce que yaakaar naa ne dafa am terme peut-être péjoratif. am hyperbole. mais yaakaar naa ne exagéré wuñu parce que bu fekkee ne nit ki bi nga leen soxlaa.
ñoom ñu bàyyi seen lépp nga ñëw jël seen voix bi nga paree li nga diggante woon ak ñoom defoo ko donc yaakaar naa ne kon loolu exploitation suñ ko waxul du leneen beneen bi aussi bu ñu la joxee suñu ressource ñu jox la suñu ay suuf jox la suñu ay dëkk nga jël suuf si jaay ko jël suñu ay marché hypothéqué ko jël suñu li nga xam ne dañ la ko dénk nga xam ne ñëpp ko bokk nga def si lu la neex donc nga salfaañe alalu dëkk bi ba pare hypothèque avenir u dëkk bi loolu yaakaar naa ne foofu la exploitation mën a yem boo demee si côté santé boo demee hôpitalu Grand Mbour dara amu fa soo demee si côté école dara amu fa. mais léegi su fekkee ne dara amul parce que du ma la bàyyi quand même ngay dal noonu ci kaw Fallou Sylla mi nekk seen maire foofu ci gox ba quand même da nga ne dara amu fa mais am na lu fi am ndax am na ay hôpital ni nga ko waxee am na espace yoo xam ne ndaw yi ñoo ko moom marché bi moo ngi dox ndaw yi lu jëm ci mbirub li gën a fës ci biir Mbour muy tourisme moom tamit ñoo ngi xool nu leen di taxawoo ba réorientation mais au lieu ñuy dal ci bilan wu maire bi en tant que tel maire sortant bi. proposition ndax li ñuy waxtaanee mooy ëllëgu gox yooyee waaye itam surtout seen ëllëg ci côté koom-koom yaa ngi koy wax sànq am na yoo xam ne soxla nañ ko ci biir Mbour géej waaye Mbour ku ko wax da ngay xalaat tourisme déjà point boobu yow soo demoon ba ci sa programme am loo xam ne da nga koy wax ne waa gox bi ñoom lii laa leen andil lu yees ci mbirub koom-koom lan lay doon pour waa Mbour. waaw d'accord bu fekkee ne may nga ma aussi ma préciser. parce que yaakaar naa ne Fallou Sylla dafa bokk ci ñun personnalisé wuñ débat bi. boo xoolee Fallou Sylla moom dafa bokk ci coalition bu ñuy wax Benno Bokk Yaakaar. léegi Benno Bokk Yaakaar boobu noonu ci la waa APR yëpp bokk. bilan bi nga xam ne moom am na ko bilan boobu moom la waa Benno Bokk Yaakaar di partager tey ñi nga xam ne nag tey ñoo nekkoon ak moom dem làkkatu. tey jii nii nekk ak candidat Benno Bokk Yaakaar muy Cheikh Issa. dama koy énumérer parce que deuxième adjoint maire bi mooy Babou mu ngi ci coalition boobu. ñoom ñëpp ñoo nekk ci niveau état ñoom ñoo doon gérer ñii nekk ay DG ñii nekk maire. donc mën nañoo jël faute bi yëpp da nga Fallou Sylla la. tey ñoom mën nañ ko xas peut-être pour jël place am. peut-être reconduire wuñ ko ñoom seen coalition. parce que c'est pour des intérêts économiques. ma préciser la na la Mbour dafa am. fànn économique yu bari. yoo xam ne da ko am Mbour dafa am lu ñuy wax dafa am pêche. léegi en 2016 le secteur de la pêche a produit exemple un plus-value de 193,5 milliards. soit 20,87%. Le département de Mbour occupe la première place de la commune. Avec une contribution de 40% de production halieutique. donc loolu boo xoolee campagne pêche bi dafay atteindre sur toute l'année. donc nga xool ne commune Mbour kese produit de 32 737 445 kilogrammes de poisson. ci benn montant bi nga xam ne dina tourner ci montant wu 49,273 milliards loolu CPA moo ko wax. moo gën chiffre donc dama joxe suuf si. léegi loolu soo ko xoolee ñu ne Mbour am na secteur touristique. dëgg la mais loolu dañuy jaawale. Saly ak Mbour bokkul. Mbour amul à part kankurang bu ñuy def. Mbour produit dara ci secteur touristique parce que soo xoolee Saly foofu la hôtel yi nekk. bu mooy commune bi Saly foofu la lu ñu koy waxee. zone balnéaire bi ak yenn mbir yi. mais nag instant bi soo xoolee daf c'est menacé par la région côtière. c'est menacé par le flux des auberges. yi nga xam ne c'est clandestin. c'est menacé aussi par le flux aussi. avec Covid-19 bi. donc ak politique bi nga xam ne moom la autorité yi def bi nga xam ne adapté wul ak commune Mbour muy indi prostitution. moo tax ma laaj la ne la lan nga andi. pour ñu mën a avancer parce que temps bi dafay xaw a xat suñu nekkee di énumérer bilan wu keneen ki damay ragal duñu mën a dem ci kanam. waaw ñun lu ñu indi déjà après ñun dañ la ci invité. parce que dañ koy boole ci suñu lancement programme bi nga xam ne moom la ñu indi pour ville de Mbour bi. parce que pour éviter yenn nit ñi ñu mën a def seen mais xam nañ leen dinañ réformer d'abord secteur touristique. dinañ régler réformer comment. waaw dinañ parce que dafa am hôtel yu bëri yi nga xam ne ñoo xam ne ci lañu jàppoon di ci am seen dund. famille yu bëri compter ci. mu daanu ñu bëri toog seen kër kenn liggéeyatul. tourisme bi il faut ñu réinventer waat ko parce que boo xoolee tourisme bi nga xam ne day nekk tourisme juste de découverte. mu indi bu fekkee ne tëj na rek lépp daanu.
donc loolu il faut ñu xoolaat ban forme bi la ñuy def. on a d'autres formes yoo xam ne ni ñun planifié nañ ko yoo xam ne dinañ ko développé nañ suñu programme. dinañ ko proposer population bi mu permettre nit ñi ñu am emploi. parce que premier point le premier problème mooy nit ñi liggéeyuñu. ñu am xëy. ñu am xëy loolu. donc beneen bi fu may kii may la kii mooy dañu am beneen problème. mooy dafa am ay bateau yoo xam ne ay bateau clandestin lañ. ñu ñëw di épuiser suñu ay ressources. donc loolu aussi bilan bu 32 milliards yu ñuy produire par année. si côté pêche. bëgg nañ laaj les autorités yi nga xam ne ñooy gérer. municipalité bi ñoom seen bilan bu ñu ko évaluer man su ma koy arrondir donc 2 et quelques milliards. léegi 20% lañ am si 32 milliards yooyu ñuy par pêche. léegi ñoom xaalis bi fan la dugg. d'accord loolu tontu la boo xam ne peut-être suñu amee chance Fallou Sylla ci plateau bi moom dinañ ci andi lu leer Arona pour wax ci mbirub koom-koom ndax loolu la ñuy gën a concentré wu sànq ba ñuy wax ci première partie bi yaa ngi wax ne yéen boolewuñu leen woon ci lu bëri ndax dafa mel na daa am extension am jam ñaajo boo xam ne mooy jam ñaajo bu njëkk ba ñu bàyyi leen noonu waaye su fekkee ne soppite war naa am yow ci sa programme di nga ànd ak waa Wallu Sénégal nan ngeen yaakaaree ne war ngeen mën a soppi kam-kam jam ñaajo ndax ëllëgu Sénégal mën nañ jàpp ne foofu lañ ko bëgg yóbbu nan la ci waa jam ñaajo war a profité. waaw may profité ci occasion bi di nuyu sama co-débatteur monsieur Guèye di ko ñaanal yàlla di wax ne jam ñaajo ñun dañoo am sunu programme boo xamee ne xam nga en matière collectivité territoriale 9 compétences transférées la mooy domaine environnement santé ainsi de suite te Diamniadio problème mu assainissement la Diamniadio c'est une ville argileuse kon dëkk boo xamee ne ban moo fa nekk ban boobu xam nga assainissement pour état la état moom moo antan assainissement dañuy ñaan état bi mu assainir Diamniadio ancien Diamniadio mu bañ a yemale ay projet yëpp ci Diamniadio bu mujj bii parce que Diamniadio bu mujj bi man comme ni ma la ko waxee sànq ñun leeruñu sax ndax ci commune bi la bokk ci kanam di ñu ci xam dara parce que am na loo xamee ne ñun ñu ngi koy dégg ñuy dégg ne ñoom Diamniadio boobu noonu dañ ko bëgg ber def ko commune entière waaw donc loolu bu amee mooy ça veut dire que ne il y aura une nouvelle Diamniadio ak des bidonvilles Diamniadio ancien donc loolu nag du lu ñu gënal bu doon suñu sago ki bépp autorité bu fi nekk ëllëg a sibir mu gérer Diamniadio comme ni ñu dégg turu Diamniadio fi nga xamee ne fa la ñu jëlee turu Diamniadio boobu Diamniadio ancienne bi mën a gis boppam ci gestion état bi donc bu ñu waxee loolu ñun suñu problème principal Diamniadio mooy ni ma la ko waxee na am assainissement mu am assainissement am ay route d'accès ci biir dëkk bi parce que Diamniadio day màggee de part et d'autre waaw actuellement nii comme que côté bële yóbbu nañ ko ci pôle urbain bi donc day màggee au sud waaw màggee au nord donc yooyu côté yooyu noonu nañ ñu ko defal assainissement ba nga xamee ne ëllëg si biir ñun li ñu def ci suñu programme mooy bu ñu ñëwee d'abord ci côté domaine dinañ def suñu assise foncier boole ceex ñëpp ñi nga xamee ne ñoom ñoo dëkk ci dëkk bi xam lan mooy problème mu foncier bi au niveau de la localité. parce que dafa mel ne seen gox moom coow bi newul entre comme ni nga ko bëgg waxee léegi entre Diamniadio bu njëkk beeg mujj mais c'est beaucoup plus entre 2 points mbirub assainissement ak mbirub suuf. waaw non c'est-à-dire boo déggee pour développer Diamniadio d'abord il faut mu am assainissement. loolu moom c'est la priorité. waaw bépp président bu fi toog wala bépp maire bu fi toog da ngay fexe accès sa programme nga fexe gis état bi jàppale la ñu defal la assainissement wu Diamniadio assainissement Diamniadio feex amul Diamniadio toujours bidonville lay doon donc te bële ñu ngi def seen assainissement ñu nga fay def seen assainissement am waaw donc ancienne ville bi nañ ñu dimbali defal ñu foofu assainissement suuf foo dem am na problème biir Ndakaaru gi sax am na problème suuf donc lii rek dañuy def moo tax ñu ne la bu ñëwee dañuy def assise foncier boole ceex ñi nga xamee ne ñoom ñoo nekk ci population bi ba pare defar des actes domaniaux yi ñi nga xamee ne amuñu woon ay këyit ñu am ay kër traditionnel ñu fexe ñu wutal leen ay këyit ñu am suuf parce que ëllëg si biir bu ñu leen wutalul këyit nit mën naa jóge fële rek indi benn baay wala boo xamee ne baay bu datee benn date wala mu am beneen baay ñu ne fii diw moom moo fi moom te yow boobaa yow doo mën a wax te déjà dëkk nga fa 30 ans 40 ans wala béy nga fa 50 ans 45 ans nga ñëw ñu indi la benn boo ñu ne la boobu yi léegi ça veut dire nga ne kii moom donc ñuy ñaan état bi nañu dimbali boo yooyu
balaa moo taxaw rek dugg ci ordinateur am rek xool gis ne fii immatriculé wuñ ko mu joxe loolu loolu dañ koy ñaawlu dañoo bëgg balaa ngaa joxe suuf ñëwal ci autorité compétente yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune localité yi ñu wala ne fii nii kat am na borom fii kat amul borom waaw mais boo toogee rek xool ci ordinateur nga xool état généraux ci suuf si nga cliquer foofu nga jox ko Alsane Fall mu ñëw dëkk nga ñëw fekk ay nit yu dëkk. am na ñu fa nekkoon ba waaw loolu aussi dañ koy ñaawul beneen problème la Moustapha par rapport ak développement bi wax nga ko mbirub napp bi wax ko mbirub tourisme amul doole yéen ndax doole jigi seen bopp Saly moo ciy gën a gis boppam may laaj réorientation maanaam wax nga ko napp gi moom Mbour moom xamee nañ ko mbir dëkk goxub napp la ba yenn saa dañ leen di tooj sax di wax ne yéen ak Thiaroye-sur-Mer yéen yaa leen di gox yu xam ne napp ngeen liggéey waaye ñiy daw migrant yëpp foofu la si yéen la ñuy jaar aussi pour mu nekk buntu pour yoon ba sax mais pour réorienter économie bi ndax lépp mënul nekk ci napp bi ndax napp bi moom ñoo ngi lay wax ne la waaxu Sénégal léegi li ci nekk ci ay jën bëreetul en tant que tel yéen seen programme ban projet ngeen teg yoo xam ne ñay yeewu ca gox ba muy ndaw yi muy jigéen ñi dinañ ci mën a gis seen bopp ci koom-koom. très bien parce que li nga wax ni am na solo. parce que secteur yi nekkul kese napp nekkul kese tourisme. nekkul kese commerce. parce que am na transport. am na artisanat. donc ñu fàttaliku ne si li nga xam ne ñun moom la ñu proposé loolu mën naa ko def de manière. peut-être synthèse. lu ñuy proposé mooy on va créer un musée du Kankourang. parce que loolu dina mën a jaay. suñu dëkk culture waaw parce que tey ku nekk li nga am rek ngay proposé mooy tey Kankourang gis ne lu muy drainer ci ful lu muy drainer ci monde war nañ ko réorienter ñu développer des produits plus originaux sensibiliser les jeunes et les populations locales sur les impacts négatifs yi nga xam ne tey mbiru prostitution dina ko indi wala mbiru ñi nga xam ne tey dañu ñëw jóge yeneen dëkk wala ci insécurité bi parce que dëkk bi da ngay tourner mu bëri trop étranger ku nekk dugg fenn ku nekk dugg fële amul contrôle amul dara muy indi insécurité beneen bi aussi ñu créer des comités de salubrité parce que dëkk bi aussi benn instant salte na il faut que ñu waxante dëgg marché bi yaa ngi seetlu keroog marché ñu ngi maa ngi leen tànd loxo maa ngi leen di demander su ngeen ñëwee voter suñu liste MPD yaakaar naa ne ñun on va résoudre le problème parce que déjà man dama am programme boobu au niveau de Touba dama ko am au niveau de Thiénaba dama ko am parce que je suis le PDG de Sénégal je suis un ingénieur en génie urbain donc tey mbalit bi au-delà que ñu koy jël di ko sànni wala ñu koy kii population yi di am problème ñun mën nañ jël mbalit jënd ko si ñoom ñu transformer ko en énergie en gaz am naa ay partenaires yoo xam ne comme TDL si yenn dëkk yu bëri yoo xam ne ci àdduna bi am naa ko ay marché man doomu Sénégal la mais maa ngi jaay sama xam-xam si bitim réew maa ngi dimbali ay pays yoo xam ne nii pays africain lañ yaakaar naa ne loolu ñuy defal yeneen dëkk yi war nañ ko mën a adopté Sénégal. léegi ndax sa gox ci côté koom-koom maanaam yaa ngi wax ne mën nga def ba lu jëm ci mbiru environnement bi ñu xool leneen nu ñu koy defee maanaam genre écologie ak triage ak yeneen yu ñu mel noonu su fekkee ne da ngeen koy def est-ce que waa gox bi mën nañ ci gis seen bopp. ci loo xam ne ñoom seen poche. maa ngi ñëw parce que foofu lañ toll ëpp. mooy tey après dinañ ñëw ci mbiru. pétrole ak gaz parce que maa ngi si def système d'information géographique global boo xam ne programme de développement urbain Mbour mënta dem sans Joal mënta dem sans Fatick parce que ak gaz bu am ak pétrole bi Fatick am na gaz Mbour ñu jot nañ na am na mais loolu bëgguma si soreegum parce que liggéey naa ci ak ay partenaires personnellement li nga xam ne rek bëgg naa ko wax mooy programme de développement urbain boobu noonu nga xam ne dafa war a def l'intercommunalité parce que benn commune mënatul cheminer seul parce que acte 3 décentralisation bi ñu ngi fàttaliku ne am na dafay jox autonomie commune bi pour maire bi décider boppam mais mën na nekk aussi frein pour commune bi parce que bu fekkee ne dañ def acte 3 décentralisation commune bu mel ne Mbour ñu dañuy demander pour mu nekk région parce que su nekku région dafa am benn problème buy am mooy tey dëkk bu mel ne Sandiara mu ngi promouvoir développement personnel am ku mel ne Malicounda mu ngi ba pare ñoom ñu ngi créer seen benn pôle te pôle boobu noonu normalement c'est la commune de Mbour moo manqué leadership mais Mbour moo waroon porter projet boobu noonu léegi li nga xam ne moom laa bu doon wax ma ne ñu créer des comités de sensibilité mooy dañuy def transfert de compétences parce que dëkk yi nga xam ne soo demee dëkk yu mel ne les 4 dragons lu tax ñoom ñu développé ñun développé wuñu mooy dañu am compétence transférée ñun léegi dañuy former jeunes yi parce que partenariat yu ñu am du jàmbur ñoo ci liggéey américains yi du français yi mais dañuy jël compétence bi jox ko population bi ñoom ñooy liggéey ci usines yu ñuy def léegi ci insolabilité boobu dañ koy régler de manière prépondérante parce que loolu day nekk électricité dañ koy génne gaz bien vrai que 30%
énergie boobu noonu di produire état bi di ci produire au niveau kii parce que am nañ yeneen énergie alternative mais loolu dina permettre dëkk bi am beneen xar kanam. bu ñu jugee ci loolu. ñu créé assurer la formation des guides parce que guide touristique yi. ñu jàngal leen former leen ñu créé aussi des bureaux d'accueil d'information. ñu renforcer aussi les villages artisanaux. ok donc renforcer loolu balaa ñu ci yegg Diamniadio sànq doyen Renaud yaa ngi koy wax ne nekk na gox boo xam ne intercommunalité bi ci tudd léegi ndax fi mu toll nii même su fekkee ne dañu bëgg wax ne Diamniadio bu njëkk am na Diamniadio bu yees am na dañu mën a def commune loolu dara leeragu ci waaye mënul dem sans yéen te yéen moom tamit mënul leen dem sans moom nan ngeen yaakaare ne ngeen war a mën a amee benn liaison boo xam ne lépp loo xam ne day jóge ci kaw maanaam ca Diamniadio ville bu bees bi xam ne daa nekk ci pôle urbain bi yéen di ngeen ci mën a gis seen bopp ba lu jëm ci koom-koom ngeen mën cee jóge ndax jigéen ñi mënuñoo yem ci mbay mi kese góor ñi moom tamit mënuñoo yem ci mbay mi ak njaay kese. waaw effectivement xam nga intercommunalité moom dafa concerner tout l'arrondissement de Diamniadio. parce que Diamniadio dafa am arrondissement boo xamee ne dafa englober trois communes. bu Sébikotane bu Yène ak bu Diamniadio. donc bu ci boobu bu ci plan urbain bi bokkee bu ci pôle urbain bi bokkee. donc day daal di nekk 4. donc loolu li koy def. mooy entre ñi nga xamee ne les maires ñi nga xamee ne ñoom la ñuy élire le 23. ñoom ñooy def seen intercommunalité. waxtaan ba ëllëg a sibir ñuy yëkkatindoo di dóorandoo. pour arrondissement bi. ñu mën see gis seen bopp. beneen bi li may wax mooy parce que nit aussi mënoo xam nga nu mu tuddati maire. mairie mënul dem sans état. mairie mënul def comme ni ma la ko waxee. parce que am na ci yoo xamee ne compétence transférée yooyu nga xamee ne ñoom la mairie moom yooyu donc ci la mën a yem leneen lu mu mën a def day wuti ay partenaires. mais est-ce que loolu du fay boo xam ne mairie ñoo ko teg seen bopp ndax même su fekkee ne ba ngay xëccoo ak tamit bu ñëw ci population bi leen wax da nga leen dinaa def lii soo leen ko soxlaa naa leen ci taxaw même su fekkee ay compétences yoo xam ne du compétence yu ñu la transféré est-ce que du opportunité ngeen war a def pour ubbi ko ba ñii nekk ci gox bi mën cee gis seen bopp foofu la ñu mën a la yi nga xamee ne compétence yi nga xamee ne transféré wuñu ko mairie yooyu da ngay dem wuti ay partenaires moo tax am carnet d'adresse baax donc il faut ñu wut ñoo xamee ne ay maires yoo xamee ne ëllëg si biir dañuy am ay partenaires yoo xamee ne dañuy dem bitim réew wut fa ay partenaires ñëw ñu de parce que am na ci ñoo xamee ne loolu donc moom mooy seen yan partenaire la développement la xate soxla fi mu toll nii parce que Diamniadio ni nga ko waxee mbay mi lañ leen di gën ti bàyyi maraîchage bi agriculture bi loolu la ñëpp ti bàyyi foofu laay ñëw nan ngeen mën a soppee mbir mi ci partenariat développement yi ci côté agriculture boobu ngay wax ñun ci sunu programme am nañu benn agropole boo xamee ne 54 hectares lañ ci def te am nañu suuf bi parce que bët Sénégal mu ngi foofu te état bi moom mooy joxe feu vert pour ñu jël ko bu ñu ko jëlee agropole boobu mën nañ ci def mbéy def ci sàmm def ci aviculture def ci industrie def ci culture fourragère lépp ba nga xamee ne la fa nekk ci béy ak la fay nekk ci nag ak la fay nekk ci chèvre ak brebis yooyu yëpp mën nañu koo jëriñoo dañu am benn usine et industrie laitière nañu am industrie beurre et fromage ak yeneen ba industrie waaw mu nekk benn chaîne boo xamee ne waa Diamniadio yëpp dañ ciy gis seen bopp beneen bi bu ñëwee ci côté boobu noonu partenaires culturels yi aussi dañ leen dem wëri parce que xam nga Diamniadio bul fàtte ne mooy école William Ponty Diamniadio la nekk te école William Ponty boobu moo jàngal ay chef d'état yu bëri donc yooyu dinañu ko valoriser def ko benn site xam nga déjà site bu ñu déclaré patrimoine de l'UNESCO la mais dinañu fa organiser ay journée culturelle yoo xamee ne dañuy promouvoir foofu boo xamee ne nit ñi ku daan dégg William Ponty boo ñëwee foofu di ñu fa def benn espèce de musée boo xamee ne ëllëg a si biir dina am ay ressources yoo xamee ne te et puis dañuy préserver le bâtiment tel quel est ñu jéem ko améliorer ba nga xam ne ku fa ñëw xam ne fii kat président Senghor fii la jànge fii la Houphouët-Boigny jànge fii la Sékou Touré jànge ainsi de suite donc boo demee yooyu yëpp il faut ñu wut ay partenaires et pour la jeunesse pour terminer parce qu'il nous reste peu de temps laataa ma dem ci Moustapha jeunesse aussi am nañ ci parce que jeunesse et loisir et sport la moom moo fa nekk mooy convention la ñuy wut avec les entreprises pour le recrutement et l'embauche des jeunes parce que Diamniadio ku la xam nga ne pôle industriel la am na foofu zone industrielle la boo xamee ne mu ngi foofu moo ngi am doole déjà donc may profité ci zone industrielle boobu di wax ne
ñuy ñaan état bi aussi exonération bi muy jox industrie yooyu na ko wàññi ça fait que leneen li mën a dugg ci commune bi pour ñu am loolu ñu mën cee gis seen bopp ñu augmenter aussi ñu def la création d'un centre polyvalent et loisir loolu yëpp Moustapha temps bi xoj nañu te ñoo ngi ci dernière ligne droite bi il nous reste juste une minute fi mu toll nii Moustapha soo doon tënk li xam ne moom nga andil ndaw yi parce que Mbour bëri na ndaw yoo xam ne dañuy mujj jël gaal gi Mbour bëri na ndaw yoo xam ne dañuy mujj toog du ñu am lenn lu ñu def wala ñuy nekk ci ay guide ak yeneen yu ñu mel pour ndaw yi lan nga andil ndaw yi loo xam ne jàpp nga ne maire bi fa nekk wala équipe municipale bi fa nekk peut-être xalaatuñu ko woon waaye suñ ko defoon yéen waa Mbour ñooy yeewoo Mbour dinañ ci gën a gis seen bopp te comme waaw donc jërëjëf maa ngi remercier aussi vraiment sama collaborateur parce que dafa am point yu bëri yoo xam ne dañu ko nuru maintenant li nga xam ne dañ ko indil ndaw yi mooy d'abord dañuy def parce que dëkk mënut a développer te industrialiser dëkk mënut a développer te amul ay usines dëkk mënut a développer te teguñu ay ba jëmtukaay yoo xam ne xale yi dañ ci liggéey ñun am nañ ay partenaires yoo xam ne bu may ñëw nii sax maa ngi doon finaliser ay yenn affaires yi donc am nañ partenaires yoo xam ne au niveau international que ce soit au Japon que ce soit États-Unis que ce soit yeneen dëkk donc am nañ yoo xam ne dañuy ñëw samp ay usines yoo xam ne nii dañuy permettre xale yi ñu mën a am liggéey d'abord c'est très important deuxièmement ñu redistribuer waat énergie bi parce que soo xoolee Mbour la commune de Mbour est alimentée par le réseau électrique de la Sénélec à partir de la Cap des Biches qui a une puissance de 111,480 kilowatts donc loolu soo xoolee loolu dafa am pétrole bi ak gaz bi mooy damay terminer pétrole ak gaz bi dafay romb benn nit waratul fay électricité Mbour c'est ça le futur benn nit waratul fay ci booy faju warootoo fay côté mbiru sport jeunesse bi coupe du maire ñoom 250 000 la doon joxe ñun bu ñu toogee dina ko yóbbu ba 10 millions parce que il faut que ñu revoler la sport ba pare ñu defaat ay infrastructures sportives am ngeen partenaires yoo xam ne am nañ partenaires pare nañ pour jàppale ñu yóbbu sport bi defar ko ñu defaraat ay stades yoo xam ne dinañu permettre même espace bi dina mais il faut ñu def assise foncière sàcc suñu sàcc yëpp ñu tegaat ko ma préciser aussi Benno Bokk Yaakaar ak Fallou Sylla benn lañ ñoom Cheikh Issa ak ñooñu ñu àndal. ak président ñoom ñëpp ils sont pareil au même bu la leen voté leen. population Mbour sant leen bu baax gërëm leen doyen Arona dañoo tënk rek dañoo tënk mën ngaa may au moins ñu gërëm waa jëm ñëpp ngi leen di teewlu sant leen bu baax gërëm leen mbokk yi léegi ñu egg si ci xibaaru nasaraan yi 19:45 merci beaucoup à demain.